immigration clandestine bu barki démb yow Njaay li fi xew gis ngeen ni itam ndóol gi gouvernement bi tontu bi mu ci indi woon mooy lu mel ni bourse de sécurité familiale waaye bourse de sécurité familiale wàññiwul ndóol mi parce que taxul ñañu ko jagleel wàññeeku au contraire année bu nekk dañuy yokku te nguur gi amul gafaga woo xam ni yaatu na ba mën a jël ñëpp en charge donc au lieu que mu indi une réponse économique à la pauvreté dafa indi woon une réponse sociale ba tey réponse boobu adapté wul lu ni mel nag laa gis ci mbirum location bi li ma jàpp mooy du solution conjoncturelle moo koy régler solution structurelle moo koy régler li ma jàpp mooy solution structurelle mooy bu fekkee yaatal nañu lu mel ni autoroute bi mu génn Dakar ak lu mu gën a sori nit ñi mën a dem dëkk en dehors de Dakar ci ay njëkk yu yomb muy benn ñaareel bi ñu ànd kook nag régime de transport bu baax boo xam ni foo mën a dëkk ak lu mu sori Dakar même bu fekkee fi ngay liggéeyee boo jógee sa kër mën a ñëw liggéey ci waxtu boole ko itam ak programme de logements sociaux yi nag boobu ba léegi état bi nee na da ciy jóg waaye li ma jàpp mooy kuréel yi nga xam ni sax ñoo ci waroon a taxaw lu ci mel ni SICAP wala lu ci mel ni HLM dafa mel ni dañoo lajj li ko waral nag ñaar la benn bi ñoom seen wàllu bopp amatuñu assiette foncière bu yaatu bu nu mën a tabaxee firnde li mooy gis ngeen HLM Fass ak ni mu xate HLM ma ngi fay ut benn bërëb bu gàtt pour di fa tabax ay immeuble parce que amatul suuf muy benn ñaareel bi bu ñu amee suuf sax ba tabax lañ koy joxe nit ñi dina diis goo xam ni ku amul koom doo ci xaj dama jàpp ni sax tur woowu ñu naan habitation à loyer modéré war nañ koo soppi ci HLM parce que amatul habitation à loyer modéré ci mbirum bu ñu la déggee mën nañu wax ne de 2014 à 2019 5 ans dafay yeex pour njiitu réew mi joxe instruction pour ñu gën a baral suñu loxo wala boog pour jëwriñ ñi soppi ni nga xam ne moom la ñu yoree mbiru loyer bi dañuy jubbanti daal taxawaay bi mooy ministre Abdou Karim Fofana wax na ko keroog fekk lu jiitu loolu conseil des ministres bi amoon le 30 octobre gis nañ président de la république yëkkatiwaat ci kàddu ni il faut que ñu baral mbir mi te jamono yooyu dafa ne woon il faut que ñu créer li ñuy wax un dispositif opérationnel et consensuel boobu temps sax amoon nañ kumpa ci lan mooy dispositif opérationnel et conventionnel waaye keroog bi Abdou Karim Fofana jaaree assemblée gën nañ ci am firnde ni que li mu bëgg a wax foofu mooy commission boobu ñuy wax observatoire de l'immobilier xëy na bu ñu ko créer ñu mel ni monsieur Sall nekk ci ak ñeneen ñu seen xam-xam màcc te ñu jël aspect yëpp en question. alors mooy 2014 loi boobu ñu wax ci mbirum caution bi aussi ñu gaaw voté ko. est-ce que état bi am na volonté pour résoudre le problème bu ñu toogee diir bu mu am ñu door a évaluer door a wax dispositif opérationnel ak consensuel bi nga xam ne bëgg nañ ko teg. waaw yaakaar naa ni xëy na bi ñu ko appliqué en 2014 dem diir rek 1 an gis jafe-jafe yi mu jur ak surtout contentieux yi mu jur. contentieux de ñaari nature. benn bi da ngay gis ku ni man du ma yokk wala mu jàppante ki muy luye di ko menacer expulsion dossier yooyu yiñ ci am ci tribunal kenn xamul nu mu toll donc bi ñu ko tëralee rek daw tuuti waroon nañ xayma ni am ni ay problème surtout que nag ñu mel ni monsieur Sall mii ñu ngi doon alerter di wax jafe-jafe yi nga xam ni moom la jur waaye tey dafa toll foo xam ni mënuñu ko bañ a régler li tax ma yaakaar ni sax solution structurelle moo koy régler mooy loolu il faut que ñu yokk logements sociaux yi nit ñi ñu lu gën a sori Dakar mën faa dëkk mën faa xëy si liggéey sans problème parce que dafa am benn étude boo xam ni agence nationale de la démographie et de la statistique moo ko defoon en 2012 tout à fait ni téeméeru sénégalais yoo jël 20% yi maanaam ñaar fukk yi ñi ngi dëkkee Dakar ak banlieue 20% c'est-à-dire 1/5 de la population du Sénégal ñu toll ci 16 millions ñi ngi dëkk Dakar ak banlieue te 20% yooyu juróom fukki yeeg benn yu tombal juróom benn ñëpp ay ménage la yoo xam ne ay locataires lañu xam nga donc boo dee xool bërëb bi ñu dëkkee dafa tuuti ñi ko bëgg bëri ñi fi nekk locataire bëri donc problème bi du
ay problème nii moo koy régler ay kii structurel conjoncturel da nga koy régler de façon structurelle. Je pense que délocalisation bi yamul rek ci li nga xam ne mooy dëkkuwaay mais structure infrastructure yi également ak li nga xam ne mooy entreprise yi li tax nit ñi bu ñu dëkkee sax fu sori Diamniadio am fa entreprise boo xam ne foofu la ñuy liggéeyee. voilà surtout que léegi gouvernement bi jógte na ci créer benn pôle urbain. Diamniadio jël nañu ay experts ministériels yóbbu fa. aéroport Ndiass gis nañ léegi ni nga xam ni noonu la valoriser zone boobu. defe naa léegi dëkk sax fu sori Dakar waratul nekk gàllankoor ci nit. parce que des fois boo xëyee sax dëkk lu sori Dakar la ngay soxla xëy na boo yemee Diamniadio lijjanti ko. donc loolu li mu wund rek mooy li ma wax sànq rek. solution structurelle. solution structurelle bi mooy yokk autoroute bi ba dem beeg dikk bi yomb. yombal transport bi ba dem beeg dikk bi yomb. fexe itam ba soobu bu baax ci programme de logement sociaux. parce que loolu rek moo ci mën a génne Sénégalais yi bu dul loolu ça aura toujours des problèmes. tey loi bu soxal location la ñuy waxtaanee mais d'habitude gis nañu loi yu bëri yoo xamante ni tamit day indi problème indi coow benn loi muy loi fonction publique locale depuis 6 ans ba léegi si tamit travailleurs yi nga xamante ni nii ñoo nekk ci collectivité locale yi ñu ngi xaar lan mooy problème mu suñu gouvernants yi soxal yenn loi yi nga xamante ne nii dañu koy voté ba pare dañu ko appliqué. appliqué loi. problème boobu rek la ñu am. gis nga lu mel lem sax ci diggante locataire ak bailleur am na benn loi sax bu ñuy créé woon en 1981 boo xam ne li ko tax a jóg du dara dul daan ab bailleur boo xam ne jaarul ci yoon wala muy fitnaal locataire am loi bi ñu ngi ko voté woon en juin 81. loi bi lan lañ ci defoon dañ ci defoon ni bu fekkee bailleur teggi na yoon par rapport ak locataire. dinañ ko daan ci lu tolloog 2 ba juróom benn weeru kaso. benn ñaareel bi dinañu ko amende ci lu mën a yegg ci 1,6 million. ñetteel bi dina rembourser sax locataire bi nga xam ni jël na àq ci moom te jaaduwul. donc loi yaa ngi fi mais li ci des rek mooy jëfe ko. léegi loi bii nag yi ñuy gis nit ñi dañuy dem di yéeg a ko wàcc tribunal des fois da ngay gis sax ku leen wax ni man loolu jaraluma ko. waaw mais nit ñi aussi il faut que ñu xam nag nii. bu fekkee ñu mel ni monsieur Sall dañu fee nekk di jël seen temps di jël seen kaddu booleeg seen i yëngu-yëngu bopp pour di leen toogal il faut que askan bi itam mën a jógal boppam ci yenn dossiers yi. bëgg naa nga indi ma foofu rek association consumériste baax na lool. li ñuy wax itam baax na lool. waaye nag il faut que ñu askan wi gunge leen ci. bu ko defee ñoom dañuy gën a ñeme ci li ñu jëm. te defe naa mbooloo mu taxaw. ni kat dañuy kaas suñu droit ba ñu jaarale ko ci yoon. defe naa moo ëpp fuuf mën a yegg ak nu mu mën a influencer ñiy gouverner ak ñiy càmbar que ay association consumériste rek yoo xam ni dañuy xaw a wéet lool ci seen combat bi. yaa ngi wax loi appliqué rek mooy solution bi mais maa ngi lay junj léegi loi fonction publique locale ñu gis des fois ay rëq-rëq ay ndëngte yu ci am ak yéex a appliqué loi yooyu lan fan la problème di nekk en général. waaw problème bi mooy volonté politique ki nga xam ni moo sooke loi bi moo xam muy député bi ko def muy proposition de loi mu yóbbu ko ci assemblée ñu voté ko. moo xam gouvernement bi ko def projet de loi jël yóbbu gouvernement ñooñu yóbbu assemblée càmbar ko voté ko mais ñooñu kenn waroon jiitu ci appliquer loi. c'est-à-dire bu volonté politique bi amee rek lu bëri dafay yomb ci appliquer loi. te souvent li gàllankoor loi bi surtout lu jëm ci gouvernement bi bu fekkee dafay laaj génne koppar dañ ci dul sawar lool. gis ngeen boobu ba léegi ñu mel ni syndicat jàngalekat yi ñu ngi laaj ñu réviser le régime indemnitaire. gis ngeen ni itam saa su ne ñu rappeler ni que seen acte administratif yi duñ ko jot parce que loolu tout simplement bu ko gouvernement bi baralee dafay laaj ci moom mu génn ci enseignant boo xam ne am na yokkute ci carrière am koppar goo xam ne